salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna waxtu wi ñi ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di leen béggee saa bu nekk comme ni ñu koy defee altine bu jot seen émission diaspora tey ji nag am mbégte di recevoir ñetti doomu Sénégal yoo xam ne kenn ku ci nekk sa parcours ak sa jaar-jaar war naa mën a jëriñ tey ñi nga xam ne ñoo toog di seetaan waxtu wi taamu comme tous les lundis seen émission diaspora mbégte la ñuy am saa bu nekk bu ma ko waxee tey nag dinañ ànd ak yéen tukki bi nag bu ñu koy def dinañu njëkk a dem fi nga xam ne moom noo di Libi nag bu ñu ko waxee moom moo di chaque fois immigration bi ñu ciy wax naan yoonu suuf bi la day faral di am ay jafe-jafe day faral di am ay problème muy lu compliqué ndax dafa frontière ak li nga xam ne moom moo di Italie waaye tamit nekk yoon boo xamante ne bi yoonu jaar la pour ñi nga xam ne ñoom ñoo jël yoonu suuf bi kon nag dinañ ci ànd ak ki nga xam ne moom moo di président association moom mooy sax secrétaire généralu association wu sénégalais yi nekk Libi ñu koy wax nag Mara Ndiaye muy Serigne Modou moom def na fa juróomi at dina ñëw ak ñun ci waxtaan ndax nag nee na ma ñaari Libi ñoom ñoo am ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw pour dëkk fa nekk émigré ak ñi beneen bi nga xamante ne yoon lañ ko def pour jaar comme ni ma ko waxee parce que nag dafa nekk ci diggante dëkk yu bari dinañ ñëw ak moom bu ñu paree nag dinañu dem ba fi nga xam ne moom moo di Tenerife nag bu ñu demee da ngeen di faral di dégg ma naan leen suñu xarit ca nekk ba Espagne moom nag tey jii moo fi fas yéene teewal waa Tenerife nag moo ko waxee Espagne am na mbébét boo xamante ne ñu ngi koy jooy depuis bu yàgg ba léegi mooy amuñu benn représentant boo xamante ne boo waree defar sa këyit yi di nga dem dëkk ak dëkk di nga tukki di nga jël oto di nga jël lu nekk pour mën a régler sa këyit yi donc nag duñu tàyyi di ko wax comme nee nañ répétition elle est pédagogique bu yàggee nag ñi nga xam ne ñoo ci war a jël ay matukaay dinañ ci jublu ngir nag Tenerife mën a am li nga xam ne moom moo di ku leen fa teewal ndax loolu day am solo waaye nag ci biir loolu moom Seyni Thiam plus connu sous le nom de Thiam moom tamit dafa demoon bitim réew def fa ñaar fukki at Tenerife waaye nag bi mu ñëwee it am na loo xam ne samp na ko fii muy ab école de formation boo xamante ne sport lay boole ak culture ak li nga xam ne moom moo di étude mi ngi ko def nag fi nga xam ne moom moo di ngaay ndax kenn ku nekk fa nga dëkk ak fa nga jóge neex na la donc moom dinañ ko dalal bu loolu wéyee itam dinañ waxtaan nag àndandoo ak yéen ak ki ñuy wax Abdoulaye Baar Diouf wala Diouf Baar bee jiitu moom tamit ràññee nañ ko mi ngi samp moom itam gannaaw ba mu nekkee Italie tamit def ay at yu baree bari mi ngi samp moom itamit li nga xam ne moom moo di école am fii di Thiès mu tuddee ko San Faustino voilà donc muy école de formation bi nga xam ne tamit mi ngi nekk ci Thiès waaye bu loolu wéyee moom it consultant la ba noppi itam spécialiste la en calcio ñooñu lañ leen a andil tey ngir fas yéene waxtaan ak yéen kenn ku ci nekk réew ma nga nekk dinañu ñëw ak yéen ci situation actuelle bi nga xam ne moom moo fay dox ndax xam ngeen ne àdduna dañoo nekk ba tey nii ci li nga xam ne moom moo di pandémie te dafay am incidence directe ci dundu population yi muy fii muy bitim réew kon yow mi toog di seetaan seen émission diaspora tey nii la fas yéene tëddee ay sujets yu ñu leen andil ngir waxtaanee ko kenn ku ci nekk jóge fii dem sa bitim réew ngir uti loo am ngir itam boo amee nga mu mën a am incidence ci fi nga xam ne moom moo di sa réew moom moo waral tey ji ñu andil leen ñetti doomu Sénégal yoo xam ne kenn ku nekk yaa ngi bay sa waar bu ñuy démarrer nag dañuy njëkk a nuyu ki nga xam ne rek moom moo di Mara Ndiaye Mara nuyu nañ la bàyyi la ak téléspectateurs yi nga nuyoo Libi nag la fa xew ump nañu bëri ñi ciy wax di spéculer bëri na waaye nag dafa am ñaari Libi comme ni nga ma ko waxee am na ñoo xamante ne dañuy ñëw jaar jàll ndax dañoo bëgg a dem gane ji yeneen i réew bokkut ak ñi nga xamante ne nii dañ faa dëkk comme yow nga xam ne dañ faa nekk di liggéey di daan sa doole nuyu naa la bàyyi la ak téléspectateurs yi ñiy seetaan fii ba Libi ñoom ñëpp a ngi toog actuellement lu mu guddi toog di seetaan nuyu naa la dalal la ak jàmm. waaw ñu ngi lay fay Sister Kebs bon di nuyu àdduna bi yëpp di nuyu diaspora bi rawatina Libi ga ñu jógee di nuyu tamit suñu naataango yi waaw comme ni nga ko waxee vraiment Libi mu ngi noonu comme ni ma la ko expliqué dafa am ñaari Libi mooy Libi gi nga xamante ne bi benn instant ni bon yoonu traversé la nit ñi dañuy jaar jàll ak Libi gi nga xamante ne bi tamit am na ñoo xamante ne bi moom rek moo leen tax a jóg comme suma genre yi nga xamante ne bi vraiment dañ fa nekk di liggéey
bon yor fa association yor fa lépp quoi. d'accord waaye incha allah dinañ ci ñëw léegi loolu introduction bi la woon ak nuyoo muy Mara Ndiaye mi nga xam ne moom moo nekk foofule ca Libye bu ñu paree dañuy ñëw ci ki nga xam ne mooy Abdoulaye Bar Diouf. Abdoulaye ñi ngi lay nuyu, yaa ngi jóge Italie waaye tey jii fas yéene nañ waxtaanee ay sujet yoo xam ne yu am importance la ñëw tam ci situation actuelle bi nga xam ne moom moo nekk Italie bien que yéen a ngi fi waaye amul dara loo xam ne ump na leen ci fi nga xam ne fa ngeen jóge nuyu nañ la dalal ak jàmm. nuyu naa la Kebs. bu ma la nuyoo ba pare li may def mooy nuyu les Sénégalais de l'Italie. Les Sénégalais de l'Italie bu mu leen di nuyu toujours damay beral nuyoo waa Brescia, nuyu waa diaspora bi, nuyu les Sénégalais de l'intérieur. Et bu ma leen nuyoo ba pare door di mën a en quelque sorte daal mën a dugg ci li nga xam ne mooy débat bi ma indi fii ak yéen. d'accord kontaan nañu ñu bàyyi Thian borom Tenerife moom itam mu daal di nuyu wax naa leen ko def na ñaar fukki at foofu la nga xam ne moom moo di Tenerife waaye itam ñëw am loo xam ne samp na ko fii su rawatina fi nga xam ne moom moo di Ngaye donc mbégte la ñuy am moom itam di ko dalal ndax daf ñuy faral di teewal lu bëree bëri foofu la ca Tenerife lu fa xew rek mu daal di ñu koy relayel donc ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm fii ba waa Tenerife fii ba àdduna bi yëpp di seetaan donc ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoon teg téléspectateurs yi seetaan laataa ñu dugg ci waxtaan bi. merci beaucoup Kebs ñoo ngi lay nuyu di la jaare di jaare sama sëriñ sama xarit di ma nekkal ci plateau bi. di jaare waa diaspora bi particulièrement waa Tenerife. di jaar waa Sénégal. di jaar sama yaay. di jaar madame Thiam. di jaar sama waa kër daal. mënul ñàkk di leen bëgg bu baax quoi. dëgg la wax ni kontaan nañ ci invitation bi. di wax ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek mu nekk njëriñu waa Sénégal. dëgg la ci barke Sëñ Fall. incha allah noonu lay demee kon waxtaan waa ngi noonu ubbi nañu ko ñu commencé Mara. Libye chaque fois bu ñu koy wax dañu naan am na fa ñoo xamante ne insécurité dafa bëri lool. rawatina bi nga xamante ne bi président bi Kadhafi ba mu fa jógee ba léegi dafa bëri insécurité ba noppi nag mu nekk yoon pour de nombreux jeunes yoo xamante ne dañu fay jaar. am na ci ñoo xam ne sax dañu leen fay téye. di laaj fii xaalis seen ay waajur pour bu ñu ko joxewul ñooñu mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo décidé woon ñoo bëggoon jàll. waaye itam dafa am ñeneen ñoo xamante ne mooy yow. dëgg Libye la ñu nekk fa la ñu dëkk di fa vivre est-ce que mën nga ñu ñëwal ci ñaari Libye yooyu am parce que souvent amalgame day am. waaw Kebs loolu am na solo bu baax a baax te comme ni ma koy waxee saa su ne dama ci sawar di wax. parce que nit ku ne ci fa nga nekk ak ci la nga nekk rek nga mun a wax quoi. dëgg la bon comme ni ma ko expliqué ci ñaari Libye yooyu noonu dafa am Libye boo xamante ne bii dafa am ñoo xam ne personnellement dañoo ñëw pour traverser. ak ñi nga xamante ne bii dañoo ñëw pour dem. bon ñi nga xam ne dañoo ñëw pour traverser balaa boobu noonu sax maa ngi ñëw ci insécurité bi ngay wax. parce que c'est normal. parce que dëkk boo xamante ne bii benn instant ni peut-être amul président. bon yoon def na insécurité am. mais nag comme sénégalais yi ni ñuy analyser Libye. ak ni Libye demee. c'est diamétralement opposé quoi. mais nag su fekkee ne yow nekkoo ci dëkk bi. nekk fa di fa liggéey. munoo ko xam. su fekkee ne da nga ñëw rek vite fait xam nga am foo jaar génn Libye ba léegi insécurité boobu noonu lu lëndëm lay doon ci sa ay bët quoi. waaye kon ci point boobu noonu mooy ñi nga xamante ne bii fi may commencer mooy ñi nga xam ne dañoo ñëw Libye pour traverser tax leen a jóg. ñooñu du ñàkk ay difficultés. parce que yoonu trafic lu ne ngi ci muy que ça soit désert bi ak géej gi moom moo ci yem quoi. parce que boo xoolee Libye porte d'entrée la. parce que dafa jege ñu ak Italie. boo xoolee tey jii nii la majeure partie des Sénégalais yi nga xamante ne bi bon dañuy ñëw parce que ñii nii xam nañ ci dara. di ñëw di leen rejoindre. bon ci yoonu ndox mi la ñuy jaar. bon peut-être dañoo amul choix. wa ila benn instant ni dañoo comprendreul. parce que man jàpp naa ne nit ku ànd ak sa conscience tranquille am na yenn risques yoo xamante ne bi benn instant ni vraiment. doo ko di tukki du la ko jaral nga koy jël quoi. mais nag d'une part dinañ leen comprendre parce que des fois nit ki dina def loo xamante ne bi peut-être manque de compréhension moom moo koy def des fois tamit nit dina def loo xamante ne bi peut-être situation moom moo koy permettre merci beaucoup pour mu def ko. par rapport ak ñun ñi nga xamante ne bi nag yàlla dafa dogal bon ñun ñu ngi Libye di liggéey te Libye rek tax ñoo jóg bon ñun nañ fay dundee. par rapport ak ki nga xamante ne bi peut-être traversé moom moo ko tax a jóg du doon benn parce que ki traversé tax a jóg du lijjanti tey jii nii sénégalais yi nekk Libye lan la ñuy dund
du lijjanti ndax association mu nga fa du lijjanti ndax ay kuréel mu nga fa ay daayira xam nga noonu ñu koy tuddee yëpp. te yooyu yëpp am na fa. yooyu yëpp am na fa comprendre nga kon ki ci nekk ak ki ci nekkul. vraiment du bokk quoi. et yéen a ngi am foofu vie bu stable macha allah. waaw ñu ngi am vie bu stable. boo ko waxee tey nag Sénégal ñu bëri duñu comprendre. parce que man ku ma xam ak ñama nekkal ñàkkuñu fayda ñàkk fayda boo xam ne dañuy nekk ci dëkk boo xamante ne bii amul sécurité à 100% wala boog amul sécurité boo xamante ne bii tey jii nit mën na fa dund. ñun ñu fay toog te am feneen fuñ mën a dem. dëgg la comprendre nga parce que ñun ñi fa nekk. ñëpp ay responsable lañ. ñu am na ñoo xamante ne bii seen jabar lañ fa yor ak seen ay doom bari fa toog foofu noonu di liggéey comme ni ma ko waxee di liggéey ci ay entreprises yu mag di liggéey ci ay sociétés. xam nga am na ñoo xamante ne bii seen ay propre liggéey lañ fa yor. comprendre nga kon ñooñu noonu damaa jàpp ne bëgg a tukki rek. ak bon peut-être bëgg lu ñu am du tax ñuy nekk ci dëkk boo xamante ne bii. nam demee ak ni ko Sénégal di analyser du benn parce que tey jii nii toll na foo xamante ne bii foo toll ci Sénégal boo nee Libye rek ñenn ñi sax des fois dañ lay xool dañ lay am bët boo xamante ne dañ lay xool comme kii bandi la wala ñu lay xool bët yoo xamante ne bii kii dafa am fit kii lan lay wut Libye mel ni que benn instant ni Libye xam nga ay nit nekkuñu fa ak yooyu noonu merci yu ci bëri yoo xamante ne benn instant ni yow psychologiquement da nga koy jànkonteel même boo ñëwee Sénégal nii sax des fois ngay wax nit Libye laa jógee mais da lay xoolaat quoi comme quoi que mais kii moom ban genre nit la quoi alors que ñoom la ñuy wax Libye ak li nekk Libye du benn parce que tey jii nii comme Sénégal ni ñuy dunde fii nii am stabilité di génn di dem fi nga war a dem ñëw nekkaat sa gàlle noonu la ñi nga xamante ne bi ñoo nekk Libye vraiment te Libye tax ñoo jóg ñun noonu lañ fay dundee quoi dinañ ci ñëwaat léegi muy point bu ama am solo Abdoulaye dama lay bàyyi nga rebondir ci li mu wax stigmatisation ci ay on a entendu wala dégg nañ wala ay à peu près sénégalais bu nekk fu mu nekk rek ñu utal ko benn dàkkantal ci réew ma mu nekk te amuñu ci peut-être yenn recherche yi nga xam ne def nañ ko bien que am na insécurité bu am mais comme ni mu ko expliqué aussi il faut savoir raison garder des fois. oui au Sénégal loolu ñun ñi tukki ñëpp dañ koy dund en majorité boo doonul sénégalais buy dund aux États-Unis ba en France boo voyager souvent yaay ëpp difficulté parce que li tax ngay ëpp difficulté muy nii dañu jàppe ñoo xam ne duñu ñoo xam ne nu ma ko mën a waxee daal entre guillemets mooy lii mu wax ci Libye par exemple rek autant nous ñun ñi nga xam ne ñu ngi doon dem Italie dafa am benn moment boo xam ne au Sénégal lu ñu jàppe mooy nit yoo xam ne ay naxa-naxa lañ je m'excuse du terme parce que ci laa bokk demoon nañ ba nga xam ne bu ñu ñëwee Sénégal bu ñu waxee ci Sénégal kenn du ñu déglu mais lu ne am na période boo xam ne mooy tax ñu xam ca dara récemment yàggul li gën a métti ci àddina moo ñu permettre ñun ku demee ni ñun waa Italie ñu révélé wu au Sénégal muy li demee ni Covid-19 bi ndax bi Covid-19 bi ñëwee seen groupe bi muy groupe Futur Média dañ ci def liggéey bu am solo muy liggéey bu extraordinaire muy liggéey boo xam ne dañu xool doomu sénégalais yi fu ñu nekk comme noonu ngay wax ci Libye tey ñu dégg dara Libye ñenn ñi jóg ku demee ni man dama demoon ba benn moment mu ne leen bu ngeen di wax xool leen ki ngeen di waxal Italie ndax ki ngeen di waxal Italie dafa am solo ci ñun mooy tax waa Sénégal xam ñooy kan ak ñun ban niveau la ñu am metti woon na ndax benn moment stigmatisation boobu dund nañ ko mais benn moment tamit am na lu bari lu mu changé ndax récemment je suis parti en Italie ñenn ñi nga xam ne woon ci biir Italie la ñu nekk sax boo leen tuddee par exemple dëkk bu demee ni Brescia ñu jàpp ne ñun ñu bon lañ ay bandi ñoo fa tase lu ne daal ñu doon ko xalaat ci ñun tey aujourd'hui dama dem Brescia fekk fa ñeneen ñi nga xam ne à l'intérieur de l'Italie lañ nekkoon à partir de la Covid muy yenn nit ñi nga xam ne ku demee ne ay ñoom Ibrahima Niane ku demee ne ay ñoom Moustapha Fall ay Seydina Camara ay Aliou Bayin ñooñu nit ñi xam ne Brescia am nañ ay nit yoo xam ne
yàlla may na leen xam-xam ak taxawaay bi ñu mën a taxawoo sénégalais yi tey Brescia boo demee dafa feesaat dell ak sénégalais yoo xam ne xàmmeewuma leen sax macha allah voilà dinañu gën a avancer ci stigmatisation voilà dafa am ku nekkoon en ligne mais xam naa daf ci yàgg moo tax mu dem woote leen ci 88 628 22 numéro yaa ngi affiché au bas de votre écran ngir mën a waxtaan ak doomu Sénégal yi nga xam ne tey ñoom la ñu andi ci seen émission diaspora fas yéene séq ak ñoom waxtaan boo xam ne am nañ yaakaar ne njëriñ dina ci génne dañuy dem nag ba Tenerife fekk fa Thian nag léegi yow it dañoo bëgg a ñëw ci situation bi actuelle parce que nag fi nga xam ne moom moo di Tenerife dafa nekk benn point bu focal bu am solo ci li nga xam ne xewoon na ci at mi te mu xëy suba rek amaat benn recrudescence boo xam ne ñëw na muy xale yi nga xam ne dañuy jël gaal yi te bu ñuy teer foofu la ñuy faral di teer muy ci île yi ngeen nekk yaa ngi fa depuis plus de 20 ans donc lan nga ñu ca mën a wax yaa ngi fii waaye dara ump la ci lan nga ñu mën a wax ci loolu le waaw Kebs loolu am na solo waaye suma sëñ bi li muy wax léegi nii dafa am solo Libye bi ak Tenerife day xaw a niroo tuuti naka waaw parce que Libye comme buntu la boo xam ne gars yi dañu fay jaar di dugg Tenerife même chose benn la ndax Las Palmas Tenerife île Canaries bu gars yi jógee Maroc wala ñu jógee Sénégal foofu la ñuy dugg si donc ñun ñu fa dëkk tamit yooyu dañ koy jànkonteel des fois tamit ñi ci biti dañuy defe ni ñu bari ñu nekk foofu loolu noonu lañ duggee Tenerife or que du noonu comme ni muy expliqué léegi am na fi ñoo xam ne ñi ngi fa depuis des années ñoo ngi fa di liggéey yor fa seen i bien yor fa seen famille di dund bu baax am na ñoo xam ne dañuy ñëw ci gaal yi du ñu am information yu baax bu ñu ñëwee ba foofu amuñu fa mbokk xam nga amuñu numéro de téléphone amuñu fu jëm ñooñu dañuy am problème léegi lañ fa dund rek la ñuy mën a expliquer ñi ñuy waxal tamit la ñuy dund foofu rek lañ mën a expliquer mais Tenerife dëkk la boo xam ne y a plus de 4000 sénégalais yoo xam ne ñoom dañoo registré wu dëkk fa ak seen i famille di fa liggéeyee. am plus de 4000 sénégalais. waaw am na fa donc am nañ ay problème donc immigration kii bi nag clandestine bi si gaal yi am na positif am na négatif te boo dee xool négatif bi moo ëpp parce que li ñuy perte si ay doomu sénégalais ci ndox mi bari na trop trop trop. nit nag mënoo nekk foofu ni bu kenn ñëw mais di nga wax ni kuy ñëw nga seetaat bu baax a baax fi ngay jaar ndax xale yi instant bi nañ fay dundee metti na trop 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 man plus de cinq mois maa ngi Sénégal mais maa ngi jot information chaud gars yi ñu fa nekkoon dañoo bari woon trop 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 espagnol dañoo mujj am problème Sénégal aussi dañoo mujj am problème parce que seen doom yi dem nañ foofu ba pare di leen woo di leen wax yoo xam ni ak doom ni mu mel doo mën a nelaw yow boo fa nekkee dañ lay woo di la laaj ay demander ay faveur ni ñu koy wax ci espagnol ay pour nga dimbali xale yi te yow des fois mu fekk la situation boo xam ni doo ko mën di nga ko bëgg mais doo ko mën parce que des fois dañu doon bàyyi ñu dem centre bi di leen xool di am ak ñoom ay contact di jéem mais bi Covid bi duggee yooyu dootul mun a am donc ñoom dañuy jaaxle dañuy isolé wu complètement bi Covid bi ñëwee comme hôtel yi dañ tëjoon gars yi dañ leen jëloon def leen ci hôtel yi mais bi ñu demee ba mois de février mars ñu xalaat ni ñoom été baa ngi ñëw te affaire yi dina calmé wu ñu commencé leen génne bi ñu leen di génne yóbbu leen ci centre yi leen yóbbu ay ancien camp militaire la ci camp bi la day sedd day metti booy bi ñu fay dem amuñu choix bi ñu demee foofu gis ni fii dafa sedd ak bi ñu ñëwee fi ñu leen defoon ñu commencé selfie waxtaan ak seen i mbokk xam nga egsi nga yaa ngi Europe mais fi ñu leen yóbbuwaat mu gën a metti bi ñu demee ba ci biir ñu gis espagnol Sénégal ñu defe ni dañuy am ay accord kii yi di daw ñu ni dañ leen di refoulé quand yi leen yóbbu dañ leen di refoulé am ci ñoo xam ni nangu ñuul xaal loolu parce que fi ñu jaar dafa métti jot naa ko waaw dañu génn am ñu ci génn ñoo xam ne xamoo kenn di fanaan ci mbedd mi loolu dafa métti situation bu méttee métti lañ doon dund nga koy gis en tant que doomu sénégalais te doo ci mën dara li gën a métti mooy sénégalais yi bugg a génn dem fa ba mat fa ay 2000 personnes bëgg a génn yow yaa ngi doon jot information yi mënuñu génn problème boobu dafa metti trop moo taxoon ñu naan am na positif am na négatif ndax am na ñoo xam ne suñu borom seen wërsëg foofu la ko def ñëw nañ fa am na koo xam ne mun naa la ko limal maa ngi koy nuyu de passage Luc Andrés député la à l'Assemblée nationale espagnole ngi def liggéey bu am solo immigration la demee foofu mais yàlla foofu la ko defalee mi ngi dem ba défendre foofu ba nekk député à l'Assemblée nationale espagnole waaw Luc Andrés ñu ngi koy nuyu dem rek maay waxtaan ak moom di ko nuyu muy jàppale africains yi nekk foofu di jàppale sénégalais yi baax a baax parce que moom ak président espagnol bi ñooy liggéey dëgg la voilà moo tax am na positif mais négatif bi moo ci ëpp xale yi sonn nañ trop Tenerife problème bi gën a sonal waa Tenerife xale yi ñi ngi fa mais Tenerife amul consul depuis 3 ans ñun def nañ candidature amoon nañ candidat bu tudd Issa Laye Boy def nañ ñu ngi toog di xaar gars yi dëgg la famille yi fa nekk sonn nañ boo buggee wut kayit yaag sa doom ngeen war a dem ba Madrid
double billet ak wala ñetti billet dem ñëwaat lijjanti benn bu këyit bu ndaw boo xam ni ñoom ñoo la waroon fekk foofu defaral la ko parce que ñun ñoo leen fa teg waaw loolu métti na trop loolu waa Tenerife bi jooy dëgg la mu nekk lu am solo dugg nañ ci vivu sujet bi kenn ku nekk ak fa ngay nekk problème yi c'est spécifique waaye booy xool en général lépp benn la ndax fii lañ koy waxtaanee ci seen émission diaspora ma ñëwaat tuuti ci Libye wax nañu ci stigmatisation bi nga xam ne moom mooy faral di am day am fépp mais tamit bëgg naa nga wax ma en tant que sénégalais lii a priori bi nit ñi am naan par exemple boo jógee Libye comme ni nga ko waxee bët bi ñu lay xoolee tout dafa am beneen Libye ci biir Libye mooy yéen li ngeen fa nekkee di fa dund nekk comme yeneen sénégalais yi nekk ci yeneen dëkk yi et que immigration fépp la booy xool doomu Sénégal immigration fi mu gën a am solo gën a am fulla sax mooy ci sous-région bi mooy Afrique en Afrique le nombre de sénégalais yi nekk Afrique moo gën a takku fuuf sax ci yeneen yi mais comme ni ñu ko waxee rek il faut ñu koy waxtaanee est-ce que mën nga ñu ñëwal ci loolu ndax yow gis nga fa ñoo xamante ne dañu ñëw pour jaar ba pare nekk ci jafe-jafe yooyu leen waaw li nga wax am na solo te dinañ ci sawar a tontu bu baax a baax a baax parce que boo xoolee tey jii nii ñun ñi nga xamante ne bii benn instant yi ñun ñoo fa nekk di liggéey yor fa kuréel mooy association ñun képp koo xamante ne benn instant yi ñëw nga Libye man comme li may wax du ma ne kenn bul ñëw Libye mais nag booy ñëw teg ko ci yoon quoi parce que tey jii nii boo toogee ne bu kenn ñëw Libye ñu bëri dañuy jàpp ne da nga soxor comme ni ko doyen waxee sànq ñu bëri dañuy jàpp ne xam nga yow yéene woo leen quoi tukki baax na mais teg ko ci yoon ak na ngay tukkee quoi te en plus nit ki nga xamante ni benn instant yi da ngaa ñëw ci dëkk li lay gën a may sens mooy jegeñal ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo la fa jiitu pour ñu mën la teg ci yoon am na solo mais am na ci ñoo xam ne tey dañuy ñëw Libye nga leen di jiima jege sax pour jiima la dana sensibiliser de telle sorte que bu ñu dugg ci ndox mi mais dañ lay sànni loxo wala boo waxee day dugg fii génn fii wala ñu jàpp ne benn instant ni peut-être yow da nga leen di bëggal leneen alors que yow da nga xam wala nga gis conséquences yi nga xamante ni jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wan nu muy voilà moom moo ci nekk bon ci côté ni nga ma ko laajee léegi ñun dañoo nekk nit ñoo xamante ne bii comme ni ko doyen waxee sànq ñun suñu problème majeur mooy problème mu papier mooy suñu problème majeur naka problème mu passeport parce que ni ngay gis Libye amul consul amul ambassade benn association bi nga xamante ne bi tey jii ni moo fa nekk yàlla dogal may secrétaire général ak yeneen sous section yi maa ngi leen di saluer au passage ñu ci mel ni waa Saba ak Benghazi ñooñu ay sous section la ay section lañ du moins yoo xamante ni benn instant yi tamit ñoom dañoo yor seen ay kuréelu association maa ngi saluer waale président yi au passage ñoom ñëpp ñun mën naa ne tey jii ni ñun ñoo fa représenté consul ñoo fa représenté ambassade parce que suñu voilà parce que suñu kuréel googu noonu merci ñooy def lépp ku feebar ñun ñoo lay lijjanti bu jaree jël ci suñu keesu association faj la dañ koy def su fekkee ne sa état de santé mayu la nga toog ca dëkk ba bu jaree tamit ñu jël ci keesu association bi def le tout daggal la billet dañ koy def comprendre nga kon loolu noonu yëpp association bi moo koy liggéey comprendre li nga xamante ne bii nag bon moom mooy suñu problème moom comme ni ma la ko waxee mooy problème passeport parce que tey jii ni boo gisee man li gën a jokk a tax tey ma ñëw vacances loolu ci la bokk defar sama passeport vite fait mën a delluwaat lan qu'est-ce qu'il faut pour mën a toog Libye dañ lay laaj séjour lan nga fay nekkee tey boo xoolee tey jii lu bëri ñu comprendre gis nga naaru Libye moo ëpp compréhension ci naar yi ci àdduna bi yëpp et pourtant ñu ngi naan Libye te wallahi azim naaru Libye moo ëpp compréhension parce que Libye mooy benn dëkk boo xamante ne bii doo fay courant doo fay ndox boo nee cëpp tey lundi bët set mardi bu la neexee xëy liggéey benn Libye la am ci lan ngay liggéey man maintenance et entretien de véhicule laay def mais Libye corps de métier yëpp a nga fa comprendre nga lenn benn instant ni peut-être bu la naar yi arrêté moom lañ lay laaj muy carnet de vaccination boo xam ne ci hôpital ngay dem ñu jël sa deret bu sa deret baaxee ñu defal la benn carnet boo xamante ne bi mën na dem ba 6 mois kenn du la sonal ci séjour
malgré que am na ay séjour mais kenn du la arrêté di la sonal ci ay séjour carnet de santé boobu daal laa xam ne benn instant ni peut-être bu ñu la dee sonal moom lañ lay sonal te ñu bëri aussi tamit pour nga convaincre leen bañ lijjanti ko problème la parce que ñu ngi xalaat naan bu ma demee hôpital yaa ngi dégg man naam bu ma naar yi xoolee bu ma amee feebar dañ may repatrier yooyu day am ay kii comprendre nga dafa nekk yoo xamante ne bi benn instant ni saa su ne ñun dañ ciy sensibiliser nit ñi te man comme li may wax rek nit koo xamante ne bi nee nga cëppali bi comme amoo ambassade amoo consul defal le tout nga rattaché wu ak association c'est important au moins di nga fa fekk ñoo xamante ne bi dinañ la xelal wan na la kat lii bi boo fi bëggee dund nii ak nii ak nii ak nii ngay def bu ko defee di nga mucc quoi intégration ci dëkk dafa am solo boo ñëwee cëpp war ngaa mën a uti carte consulaire waaye bu fekkente ne loolu yëpp wéy na tamit nga ngay rapproché wu ci association yi rapproché wu ci daayira yi parce que on ne sait jamais tumuranke dafa gaaw te xamuloo ndax pour nga mën a intégré wu tam il faut nga jege say frère ndax ëllëg ak sibir gis nañ ci temps yële passé am na koo xam ne mu ngi décédé du benn du ñaari yoon en Allemagne mais dañuy wër di laajte fan la parce que amuloon benn attache ak sénégalais yi te bu defee quelque temps dañu naroon a incinéré li nga xam ne mooy corps bi xaw ma sax fan la mujjee mujj nañ ko retrouver sa famille parce que toog nañ ay at yoo xamante ne déggatuñ ko kenn amatul nouvelle ci moom foog naa ne loolu intégration lu am solo la boo ñëwee nga rapproché wu ci dëkk après Abdoulaye jël wax ci loolu intégration boobu nga wax dafa am solo trop parce que ki la jiitu si néeg bi moo la laan dëgg la fi ngay jaar mooy tax sax ëllëg mën ngaa yeewu dara dot la mar détail te mën a waaxu xam fa nga jëm a ko gën mën a waaxu xam fa nga jëm a ko gën dëgg la man moom ñi may seetaan waa Tenerife xam nañ ñun si social rek la ñuy dox parce que loolu lañ nàmp te bu nekk la ngay nàmp moom ngay toppantal te boo gisee sa frère jóge Sénégal ñëw ami difficulté sa warugar mooy rek nga dimbali ko na fekk mu bëgg ko dimbali voilà am na ci ñoo xam ne comme ni ko sama sëriñ waxee da ngay ñëw pour dimbali leen ñu defen da nga leen di dóor peut-être tamit dañuy ragal nag état d'esprit bi la loolu laa expliqué ak façon bi ngay ñëwee loolu lay expliqué léegi nag donc ñun tamit dañu am part de responsabilité ci loolu pour sensibiliser leen mais daayira yi ñu ngi fa association yi ñu ngi fa demal laajte boo laajtee dinañ la teg ci yoon parce que li gën a metti mooy ngay dox foo xam ne xamoo fa dara yaa ngi ñëw gis nga ay sénégalais ñoom ñi ngi lay jege pour dimbali la yow jéemal wax ak ñoom am na ñoo xam dañu préféré sax dem wuti benn xaritu tubaab defe ni moo leen di dimbali te boo moytul kooku moo koy dugal ci kàmb gi voilà parce que Espagne nekk na dëkk boo xam ni boo fa amee 3 ans am nga droit am sa carte séjour mais ci 3 ans yoo xam ni réglementé nga pas 5 ans yoo xam ni da nga ñëw rek bu ngoonee nga dem jaayi ñëw tëdd nelaw jël xaalis bi c'est important parce que bëgg nañu au sortir de l'émission tam nit ñi di gën a xam comment faire pour ñu toog di seetaan ak yu demee noonu suñu warugar la déjà voilà expliquer nga ne boo fa defee 3 ans comme ni mu koy waxee suñu warugar la ñu fay ñu liggéeyuñ ci association liggéeyuñ ci consulat liggéeyuñ ci ambassade mais suñu warugar la en tant que sénégalais loolu moom mooy citoyenneté man consul bi nekk Las Palmas tubaab la espagnol la mais fu ma ko woowee def mooy wuy parce que xam na ni ci dimbali sénégalais yi la ñuy dox doomam lay liggéeyal mooy secrétaire am papaam moo fa nekkoon consul espagnol après mu gaañu doomam bu jigéen moo fa nekk continuer affaire bi kacca doomam bu góor mooy secrétaire am mais dañuy liggéey parce que dañuy gis sénégalais soxla benn affaire ñu mun ko ci dimbali rapidement ku bëgg a dem Sénégal wala autorisation wala yii mu jaar ci suñu loxo dem dañuy defe ni sax yow da ngay liggéey ñooñu mais ñun dañ koy def rek ci fayu yàlla waaw nañ ci am fayu yàlla rek yaa ngi doon wax ci lu am solo point bu am solo nga ni Espagne boo fa defee ñetti at waaw mooy Espagne boo fa amee 3 ans mais 3 ans yooyu mooy boo fa duggee ci système espagnol bi système espagnol bi mooy nga am empadronamiento mooy adresse ñu koy waxee fii chef de quartier bi defal la domicile boo amee domicile jour bi nga amee domicile ñu enregistré ci maire ci commune bi nga dëkk jour boobu ngay commencé nekk ci système espagnol bi 3 ans yooyu boo ko amee avec domicile boobu obligatoirement da ngay demander sa résidence ñu jox la sa résidence yaa ngi fa yem yaa ngi fa nekk 20 ans yéen a yem mais boo fa defee 5 ans yoo xam ni amoo loolu ça tu perds du temps loolu nag ñi ngeen jigéen ñoo la ko mën a expliquer pour nga xam ko daal voilà c'est important Abdoulaye ñu ñëw ci wàllum intégration bi ba tey rek waaw point boobu dafa doon point bu am importance bu important du moins dama ci waxaale loo xam ne coono bi ci association yi dund ak daayira yi dafa am entre guillemets des récalcitrants ñoo xam ne dañu ñëw ci diaspora bi rejeter sénégalais yi ñi nekk ci association yi bu ñu toogee ñoom la ñuy jéem a xas ñi nekk ci daayira bu ñu toogee ñoom la ñuy jéem a xas naan ñi ay dóorkat la ñook dañu fee nekk di jaay lu ne te peut-être nag parce que amul ñuy dóor waaw am existé na mais ñoo ñuy dóor nekkuñu ci association yenn yi
par exemple tey fu demee ne Brescia association des Sénégalais de Brescia et province doon association boo xam ne ay dóorkat moo ci nekk voilà ñi nga xam ne dañuy dóor dañuy beru à côté def di seen jaay am association njàng mu rëy ba beneen ay relation yoo xam ne accédé wuñu sax ci tubaab bi ndax tubaab ma wax la benn affaire association dafa permettre tubaab yërmande ji mu war a dawal ci communauté moom mu protéger boppam pour contourner la loi ndax bu tey ma jox la exemple bu ndaw la loi Bossi-Fini bi nga xam ne koo xam ne da nga nekk chômage te amu ko carte séjour nga renouveler benn yoon ñu may la 6 mois ne la wuti liggéey nga dem wuti liggéey amoo ko loi boobu nangu sa séjour am na ci année yoo xam ne ak à partir de l'association bi ko bu demee ne Brescia et province bi ko Moustapha Diagne jiite Aliou Ba jiite ko Seydina Camara jiite ko année yooyu questura bu Brescia muy préfecture de police bu Brescia may nañu possibilité boo xam ne ak ñu demee ne Moustapha Fall nga xam ne mu ngi ci syndicalisme bi Ibrahima Niane mu ngi ci syndicalisme bi à partir de ces personnes ou de ces associations questore bi muy autant docteur Tarquini fexe na ba contourner ñoo xam ne il allait devenir des clandestins pour mettre à Intégrer le système ba ñu nekk en relation aussi avec les sëñ Maam Mor bu Serigne Mourtada tamit Maam Mor Mbacké. ci visitam yi mu dem wax sensibiliser. ñooñu à partir de ces associations mooy association Cheikh Ahmadou Bamba ak yeneen association yi nga xam ne reconnaître nañ leen ñu dem intégré fa ndax dafa am association dafa bari mais am na association yoo xam ne autorité bi joxu leen du mayu leen ay jouru questura préfecture de police pour xool situation des Sénégalais muy yenn mag ñi nga xam ne aussi dañu nekk ci difficulté te am difficulté pour renouveler seen këyit mais préfecture de police ak autorité italienne yi fexe nañ ba contourner à travers l'association pour se protéger parce que bu ñu dimbalee nit te jaarewuñ ci association justice italienne mën na leen a attaqué ëllëg loolu mooy importance association te association aussi ku doon saaga association maara day taali boo tëddee ca hôpital ba ñu ne wàcc na liggéey ñooñu ñoo lay defar ñooy cotiser ñoo lay indiwaat dëgg la kon mais nag am na benn problème bu ci am tamit waaw parce que da ngay ñëw ci benn dëkk fekk fa li ñu naan booloo mooy doole waaw au lieu ñu def benn wala ñaar wala ñetti association yoo xam ne yu mag lañu ñu gën la dégg seen kàddu fii ba fii nga dëkk sa dëkk waaw day tax mu gën a am impact mais da ngay gis souvent day disloqué wu ay mais xam nga loolu la ko benn koñ nga gis fa fukki association loolu xam nga lu ko bu ñu juboo am rayante xam nga lu ko waral bàyyil foofu xam nga lu ko waral keps day am problème. lu koy waral waaw xam nga lu ko waral day am lu koy waral l'aspect politique sénégalaise moo waral ku ne fi moo ne déteindre da ngay foofu. infiltré wu ci association yi pour se faire un nom C'est et politique pour bi. pouvoir faire la politique et être visible au Sénégal d'accord merci loolu mooy suñ moom wax problème na lu am solo parce que li muy wax maîtriser na ko boo déggee li muy wax xam ne maîtriser na ko mais par exemple association yu bari yooyu ngay wax keps lenn moo koy waral day am ñoo xam ni dañuy régistré wu comme ni mu ko waxoon ñoom dem fa 50 ans te ñun xam nañ lu waaye dañuy ñëw du ñu ay dof dañuy dem di gëstu di xam association foofu Espagne boobu fi ma nekk dañ leen di 1 an bi boo deful benn activité dañ lay jox kayit jox la lu leer sa NIF enregistré la nga am sa association am say membre mais 1 an boo deful activité yoo xam ni moom lañ la may ngay def ci dëkk bi di def ay bu dee sportif ngay def ay bu dee culture ngay def culture xewlee nga ñëw bu dee leneen politique nga topp si defoo dara da ngay jël kayit gi denc ko di ci dóor carnet de charge daal boo xam ne da nga koy remplir waaw 1 an boo ko amee kooku moom boo dematee kooku nekkatul fële fi ñuy registré association yi ñooñu nag dañuy kayit boobu ñu am dañuy continuer peut-être di ci wax nit ñi kaay leen ànd ak man ak yooyu te yooyu doxul man daal li ma gën a gëm mooy daayira yi ak association yu mag yi comme ni nga koy waxee Sénégal association des Sénégalais de telle ville Tenerife wala des Sénégalais de Las Palmas des Sénégalais wala nga dem ci daayira yi daayira Mouride ngi fi daayira Tidiane daayira ñeneen Laayeen waaw ñooñu buñ fa jógee mukk waay buñ dóor buñ dóoreet borom sëñ ka nekk ca kaw dina leen régulariser dañ leen di seppi dindi leen c'est important loolu si laay ñëwee wax daayira murid bi nekk foofu noonu di leen ziare bu baax a baax ñoom fan yi comme dañu amoon problème mu ay refoulement de corps yeeg yooyu waa Tenerife mujj nañ am ay accord ak banques yi ak association yi ba retrouvé wu cotisation bi 30 € la par année 30 € rek ngay joxe ji année bi yàlla tere yàlla bu mu fa am
si lañ programmé. bu fa dara amee loo xam ni lu mënul ñàkk la. ñu indi ko ci mbokkam du ci am benn problème. duñu laaj cotisation parce que loolu rek moo fa mosoon am nag. dañ doon laaj 50 euros 30 euros ba mu mat ñu indi ko. parce que duñ ñu daggal billet du consulat du ambassade. parce que amu fa. tamit peut-être ne ñoom mënuñoo gérer lépp. xëy ala bu yàggee tuuti dinañ ko gérer parce que nag ñëpp a ngi koy jooy te lu yàgg la depuis de nombreuses années. xanaa dina dugg ci nopp autorités yi. parce que nag am na doomu sénégalais yi nombre bu takku. boo xamante ne war nañ koo mën a bàyyi xel ndax boobu ba tey yéen a ngi koy kaas. ci biir loolu nag def nañu li nga xam ne moom moo di passeport yi te passeport yi nag combat la woon boo xamante ne bii mëne nañ ko mu nekkoon doléance pour que ñu yokk li nga xam ne moom moo di passeport yi yóbbu nañ ko 10 ans. mais nag entre li nga xam ne moom moo di effectivité wu pour mu effectif nekkagul léegi suba boo demee di ut passeport ba léegi 5 ans lay nekk parce que nag niñ ma ko expliqué Babacar Ba ñi ngi koy nuyu bu baax a baax moom mi ànd ak ki nga xam ne moom moo di monsieur Moïse Sarr nee nañu comme quoi que loolu comme baaw Moïse Sarr la woon bu mu doon mëne pour que ñu yokk yëf yi ba affaire yi déteindre ba Sénégal kon diaspora bi amel nañ waa Sénégal yi amel nañ leen njukkal daal bu baax a baax donc ministère de l'intérieur booy xool ñoom ñooy gérer passeport ak lépp loo xamante ne carte d'identité nationale la donc loolu moom moo waral rek am na yenn technique yoo xam ne yu des quoi yoo xam yenn aspect technique yu des pour que mu effectivement ñu mën boo demee tey déposer am sa passeport pour fukki at te yaakaar naa ne loolu mooy lu gën a yomb ndax nag dañuy saluer mesure boobu bu baax a baax mais jëlagul effet ndax ministère de l'intérieur ñoom ñooy décider ci loolu ñoo koy pour mu nekk en vigueur mais daal c'est une mesure boo xam ne ñëpp a ngi koy saluer bu baax mais am na aspect yu des yoo xam ne dernier réglage yi donc ci biir loolu nag ñu ñëwaat ba tey ci fi nga xam ne moom moo di wàllum émigration bu ñu koy waxtaanee doomu réew yi nga xam ne dañoo jóge fii di dem dañoo bëgg tamit muy am li nga xam ne moom moo di transférer li nga gis ci lu baax ci dëkk yëre ngir indi ko fi nga xam ne moom moo di sa réew pour le plus grand bonheur de ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk muy générer emploi bëggatuñoo gis comme ni ñu koy waxee nga dem liggéeyi rek boo ñëwee jënd sa kër tabax teg il faut nga teg activité yoo xam ne day tax nag doomu Sénégal yi di jëriñu waaw nga suqali réew mi tuuti da ci am solo ndax ñoom rek li ñuy suqali réew moom yaakaar naa ne doy na pour nga dab leen day métti boo ne immigré rek li ñuy def ci réew mi moom wax ko yàq sa wax la ndax léegi egg na foo xam ne war nañoo mën a tax Sénégal gépp xam nañu ak àdduna bi apport bi nga xam ne dañ koy andi te lu Covid bi ak nu mu munti demee tam terewul ba tey ñi ngi teg seen loxo fi ñu ko tegoon malgré les difficultés liées à la vie donc dañ leen di delloo njukkal ñun dañ ko teel a comprendre moo tax ñu sampal leen émission bi teewal fii ñi nga xam ne ñooy waa diaspora bi bu ñu ñëwee nag léegi ci li nga xam ne moom moo di ñëw nañ ci intégration ñëw nañ ci stigmatisation yéen domaine yi nga xam ne ci ngeen nekk muy sport ngeen jël importé ko andi ko fii ci dëkk bi tabax fi ay école ngir jàppale xale yi pour que ñu mën a tamit épanouir te yéen a ngi def kenn ku ci nekk ci sa zone d'origine et loolu c'est important nit fi nga jóge boo demee uti dara andi ko nga andi ko ci dëkk ba mu suqali ko loolu dafa am solo mais dafa am loo xam ne bëgg nga ko ci souligner Abdoulaye parce que kenn ku ci nekk bëgg nga sa doom yoon bu mu jaar rawatina li nga xam ne moom moo di ci sport te daf ci bëri lool ñu ci bëri école football yi ñu ngi rêvé pour dem loolu am na loo ci alerte boo xam ne bëgg nga ko ci def laataa ñuy ñëw si waaw keps loolu dinaa ci mën a wax pour sama wax bi nga xam ne war naa ko ci wax mooy wax bu leer parent boo xam ne yaa ngi may déglu instant bii nga veillé ci dëgg la man j'ai créé mon école de football à Thiès Thiès du fu ma juddoo sama ville adoptive la ndax fa laa jàngee j'ai fait mes études au lycée Malick Sy fa laa amee bac S2 quartier bi nga xam ne mooy Mbour 2 ma nekk fa nekkoon fa ak sama benn tante ma ñëw am xale yu ma déggal bi ma voyagé avant may voyager man ku ma xam j'ai fait des études poussées scientifiques mais teewutoon football ñëpp dañ ma xamoon ak moom ma am lu ma ci xam bëgg ko doon ko pratiquer comme jeune yëpp ci xale mais études yi moom yemale wu ma ko woon ak dara bi ma voyagé ci laa toog Brescia ma dëkkoon fi ñuy wax San Faustino via San Faustino ba ma fa dëkkee San Faustino aussi mooy comme nga ne Dakar nga ne Dial Diop nga ne Saint-Louis nga ne Maam Koumba Bang San Faustino boobu église bi nga xam ne moo nekk ci sama wetu kër ma dem proposer leen lool bi ma leen ko proposer
fi xale yi footballé ñu jox ma bagage matériel. demaat ci yeneen équipe bu football yi jox ma matériel. ma commencé indi matériel bi Sénégal xale yi créellement benn école football. bi ñu ma créé école football bi ma ne xale yi ku ndungut a jàng école football bi doo ci bokk. bi ñu ma tuddee ko San Faustino boobu. école football bi di dem tubaab yi di ma jox bagage di ma jox bagage ba benn moment crise financière bi ñëw ñu xaw a coincé wu. bi ñu coincé woo ñu continuer am na actuellement benn sama joueur yi am na ci koo xam ne actuellement moo ngi au Canada am na ci koo xam ne moo ngi en Allemagne fa lay football. bi ñu ko defee. ñu continuer di liggéey bi ñu continuer di liggéey li ci gën a am solo. atu ren bii laa ko am. yàlla def avec le temps football bi man lim activités yi ma doon def Italie ma jàng fa aussi des études scientifiques et techniques mais chaque fois rek football bi laa nekk. ma dem di dox bañ boole ma benn agent boo xam ne Fabrizio Ferrari la tudd. mu yor benn agence boo xam ne FK Sport Management la tudd. Fabrizio Ferrari boobu bi mu amee contact ak man mu gis xarañte ci man mu jël ma intégré ma ci agence am muy 2017. bi mu def ma agent scoutam ma doon agent intermédiaire ci biir agence bi ma ko ci doonee nag ci laa commencé ñuy am contact ak yenn joueurs transféré nañ fa ku demee ne Racine Colli jëlee ko Brescia Calcio yóbbu ko Nice avec 5 millions d'euros bi ñu defee noonu ma continuer di jàppale xale yi atu ren bii Brescia Calcio muy équipe bu Brescia bu mag bi professionnel Cristian Botturi benn italien boo xam ne moo ngi bokk fédération italienne de football toog ba benn jour rek fii laa toog au Sénégal ci temps wu Covid bi mu woo ma ne ma loo soxla ci matériel ma ne ko dama bëgg a jàppale xale yi mu jox ma matériel boo xam ne valeur ba presque egg na 5 millions matériel bi am na lu jot a egsi mercredi laa jëli benn partie lépp pour bénéfice su doomu Sénégal yi nekk waaw ma jël matériel boobu tey matériel bi egsi na ñoom ñoo nga may déglu yeneen association en Italie ay yu demee ne waa Atalanta Bergame Siena Scout contacté nañ ma ne ma loo bëgg ci matériel wax ñu matériel boobu dinaa ko présenter tubaab yi ndax li tax ma di leen ko présenter am na ñoo xam ne dañuy dem en Europe ñu jox leen dara ñu ñëw Sénégal jaay ko ndax am na koo xam ne jour bi may dugal bagage yi conteneur xam nga dafa taxaw ne ma bagage yi du boo bëggee ma jox la ci nangam ma ne ko bagage yi bu ma doon dee tamit du ma ko jaay indi naa bagage yooyu am na lu egsi am na luy egsi xale yooyu nga xam ne ñoo ngi leen di former ci biir Sénégal yeneen club yi di leen former am na ci ñoo xam ne nag tamit dañ ci def safaan ba di ñëw di laaj seen parents yi xaalis naan dañ leen di yóbbu Europe ñu football yi Europe kenn du fayu nit xaalis pour yóbbu ko bu football yi man mii dama bëggut a dévoiler l'identité du joueur parce que dafa am club bu mu nekk dama toog fii sama responsable woo ma ni ma diw laa soxla ci Sénégal te bàyyi mu ngi ci Sénégal gi Caaroy gi yaayam mu ngi ci Sénégal Caaroy gi te xale boobu ci équipe bu Malick Daf bi ak Malick Daf léegi pour daal sensibiliser yaay parents yi ne leen waaw loolu moo gën a am xam nga li doyen Ablaye Diaw di wax doyen Ablaye Diaw da ne footballeur fu mu nekk léegi ci àddina dinañ ko teg bët dafa am lu ñuy wax système plateforme bu ñuy wax White Scout ñu créé ko en Italie ci dëkk bu ñuy wax Genova après ñu transféré ko à Chiavari. donc pour tënk waaw li nga bëgg a wax pour sensibiliser waajur yi ne leen du ko jóg rek mooy ñëw ne da ngay jël sa doom yóbbu ko loolu mënta nekk lu tax ñu tëjee foofu jour bi fu mu nekk buñ ko soxlaa ñoom dinañu am buntu yu ñu jaar ba xam fu mu nekk ak ku ñuy contacter ba egg ci ay waajuram ak président club am d'accord waaw leneen li nga doon wax nga ni am na âge boo xam ne boo ci tollee amoo passeport européen waaw ku amul 18 ans ku la ne daf lay yóbbu Europe pour nga football yi te amoo passeport Union européenne loolu arnaque la parce que mënta nekk parce que règlement FIFA yi dane un extra-communautaire un nom de l'Union européenne ku juddoowut ci Union européenne ba amoo passeport ku amul passeport Union européenne amoo droit génn football en Europe à l'âge de moins de 18 ans. leer na waaw. donc mu nekkoon nag loo xamante ne alerte la Thiam ma bàyyi la nga réagir ci balaa ñuy ñëwaat ci. moom li muy wax am na solo te. muy dellu li bi. waaw li muy wax am na solo te boo gisee ñun li ñuy def nii dina mën a freiner tuuti
immigration clandestine. exactement. parce que tamit bu fekkee dëkk bi nga dëkk comme Ngaye ni ma fa installé nii centre de formation di ci woo nag état bi ñu ñëw jàppale ñu. ministre Matar Ba. dëgg la parce que li xale yi doon wuti fële. dootuñ dem ñu liy rêvé ñoom dem football yi. ñu ci bëree bëri. seen rêve mooy damaa bëgg a dem nekk pro. waaw bëgg da ngay jaral mu dugg ci géej gi pour nekk pro. way ba nit. man gis naa koo xam ne ci géej gi la jaar football na Tenerife 2e division. waaw am na moo tudd turam. waaw voilà ñu ngi collaborer ak Tenerife directement samay partenaire lañ. damay ànd ak ñoom chaque année ñu ñëw fii. dëgg la jox ay dons ci école de football bi. école Bravo. football mii Ngaye. Bravo. Kayor Canaria Foot. d'accord Kayor mooy Ngaye. Canarias mooy fi nekk Tenerife. nga boole Kayor ak ma boole Kayor Canaria c'est Foot. important. waaw fii nag am na équipe Ligue 1 Ligue 2 bu tudd Kayor Foot. waaw Kayor Foot waaw man école de football laa yor Kayor Canaria Foot. équipe amateur la. équipe amateur D'accord. voilà. donc li muy wax am na solo trop Kebs. xale yi bu ñu amee fii loolu ñuy wuti fële duñ dem. yaa ngi wax léegi ni ku amul 18 ans mënoo dem football Europe non am na mën na nekk. bu fa say parents nekkee. non boo nekkee ci centre de formation man centre de formation la am. waaw yéen nag bu leen fi def sport à la une de. waaw non ñoo ngi ci diggante jàppale xale yi ñu toog fii ba man fee jariñ parce que am na fi ñoo xam ni ñoo ngi gis ñu ngi tekki te fii lañ nekk ci centre de formation yi. waaw ay immigré dem yor seen luñ ndaw ñëw investir ko di leen jàppale bañ signature contrat pro fii ci Sénégal. dem tukki ci immigration la bokk ba léegi. nekk ñu ci sport quoi mën nañ ci wax ci immigration ñun ay immigré lañ dañuy dugg ci li ñuy def mooy dañuy jàppale xale yi ci li ñu man dañuy def social dañuy jël foofu ay matériel médicament di ko indi di ko may hôpital yi mairie Ngaye mairie Koul dañ leen di jàppale di collaborer ak mairie di jéem a def ay partenariat ak yeneen communes yi ñu dëkk pour muy gën a avancer affaire yi mais boo fekkee yaa ngi ci école de football am nga droit même ak 15 ans 16 ans dem def test bi mën nga ko def mais da ngay ñibbisiwaat. voilà tu rentres da ngay dem def test. tu ne dois pas rester. Ok, parce que voilà. tu ne peux pas signer un contrat. moo tax centre de formation yi teg nii ak école de football yi am solo ci xale yi. ñu toog fii xam ni mun nañ fee tekki ñu ci bari ay élèves lañ ñun dañuy def sport étude comme ni nga ko waxee ku jàngul résultat rek le 3 samedi dañu am benn gala bu ñu am Ngaye les meilleurs élèves ñi ëpp leen note ci école bi dañ leen di primé. waaw ñi gën a fii yow mun nga ko waneel image yi. dañ leen di foofu dafa am benn indication bu ma doon bëgg a joxe. moins de 18 ans bu parents nekk. waaw moins de 18 ans bu parents nekk en Europe. moom regroupement familial mën na ci dem doon footballeur à moins de 18 ans. dëgg la tout ça c'est des infos waaw culture bi nga doon wax ak école bi donc lii dafa am solo voilà muy doomu Sénégal boo demee bitim réew ñëw andi dara samp ko ci sa dëkk su rawatina nag Ngaye ga nga xam ne fa nga jóge woon ba ngay dem loolu dafay am solo bu baax ñun tam ñu daal di koy fësal ngir que ñeneen ñi rek ngën a mën a def ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk ñu xam ne li ñu def sànni wuñ ko benn yoon donc mu nekkoon parenthèse boo xam ne dañ ko doon ubbi rek ngir tamit alerter li Abdoulaye di wax du ko ñëw rek ne damaa bëgg sa nu ma doom day dem wala agent la wala dara mi ngi am yu baree bari yoo xam ne mi ngi ciy am na ñoo xam ne ñëw di la wax damaa bëgg a jox pour nga yóbbu sama doom waaw dañ la koy wax ñoo lay topp sax nga yóbbu ay xale ñuy dem test ñëw ñu lay wax dama laa bëgg a jox ñooñ tamit ñoom ñooy def waaw exactement loolu dama koy dund lu bari am na ñu ma ciy mere sax toujours man chaque jour mais man fi ma teg sama tànk moom kenn mënu ma fi jëlee non waaw koy jour bu may boo xam ne daal pare nga soxla nañ la nga xam ne da ngay dem ñu dugal la ci kër mettre la dans de bonnes conditions kooku laay wër kooku laay wër dëgg la am na solo torop ba tey rek moo ñuy permettre ñu jàllaat ci li nga xam ne moom moo di en Libye fi mu nekk nii nag lan nga mën a wax ñëw nga Sénégal pour combien de temps da ngay ñëw da ngay dellu da ngay dem ak a ñëw lan nga envisager ak ban gis-gis nga am ci li nga xam ne moom moo di immigration ak xale yi yaa ngi wax sànq stigmatisation bi nga xam ne moom mooy am boo ne Libye nga jóge te fekk na Libye ñaar la am na kenn ku nekk dëkk waruñu ko affilier ak nit ndax nag nit ki la muy doxal ak lale bokkul comme ni nga ko expliqué lan nga ban gis-gis nga ci am yaa ngi toog Sénégal da nga envisager ñibbisi wala da ngay continuer toog foofu ndax ku ci nekk tam da nga xalaat sa ñëwaat ak sa intégration wala fa nga dëkk daal yow. waaw am na solo. te question bu ma neex la. parce que comme ni ko gars yi defee. ba yàlla dogal tey jii nii ñu ngi ñëw di investir. tey ñii ñun ñi nga xamante ni bi ñoo nekk Libye mbébét boobu moo nekk ci suñu bopp dëgg la ba tax na
même ci Covid 19 bi passé dañu toog saalu réunion ñun ñëpp am lu ñu metti ndax lan ñun séentu ñu dërëm pour état wu Sénégal jàppale ñu ko au contraire ñun dañoo bëgg a liggéeyal Sénégal te Libye lépp dafaa yomb malgré situation bi ni mu mel oto yi ngeen di dawal fii muy jàll ay millions yu bëri du dara Libye lu leer laa lay tegal tey boo taxawee ci station sa carburant yow lu mu dee di nga sol 25 000 wala nangam 10 litres essence Libye àggul 250 francs moo tax ñu comprendre sa dëkk ba léegi nag loolu noonu yëpp li tax ñun mënuñu ko rek mooy manque papier parce que tey jii nii bu fekkoon ne tey jii nii ñun nekk nañ à jour di man di indi ay conteneur di man di indi lépp kuy appuyer tey jii nii Sénégal Libye lay fekkee baax parce que Libye dafa am loo xamante ne bii da koo rawee réew yu bëri xoolal 10 ans wala 11 ans de guerre déggoo benn Libyen bu génn jooytu xiifoo maroo doo fanaan biti dëgg la ndeysaan Libye rek la am parce que ñoom li ci ëpp solo mooy dañuy bay dunde te loolu noonu tamit sénégalais yi ñu ngi fa di xool loolu am nañ ci sénégalais yi tamit merci beaucoup ñu ngi fa di expérimenté wu ci lan na Libyens yi di dundee quoi waaw bëgg nañoo toll tax na foofu ñoom nag suñu pétrole beeg suñu gaz yi bu génnee bëgg nañoo toll foo xam ne dañ naan Sénégal du ñu fay ndox du ñu fay courant te essence bi mi ngi jar 250 inshallah war nañ faa mën a toll nag yàllaa ñu nàkkal ma ñoom ay na jëm fa mu war a jëm merci beaucoup léegi daal comme li may wax ci immigration surtout ñun Libye fee dëgg yàlla ñun suñu cri de cœur xam nga mooy lan papier ñun nañ ñu envoyé ñoo xamante ne bii franchement dinañ ñu mën a defaral ay papier parce que tey jii nii xam nga lu gën a metti tey depuis 2014 la ambassade bi jóge woon Libye ñëw Sénégal ba léegi Libye amuñu ambassade amuñu consul amuñu kenn koo xamante ne situation bi amoon la peut-être guerre bi voilà ci kaw situation boobu noonu nag xam nga tey jii nii mun naa ne état wu Sénégal dafa am loo xamante ne bi dafa lëndëm ci seen bopp muy lan mooy que dañoo jàpp ne tey jii nii Libye insécurité totale moom la ñu bëri def seen léegi nag ñun ñi nga xamante ne bi tey jii nii ñoo fay dund biir Libye xam nga ñun tey jii nii man exemple tey man yabuma Sénégal yab boo xam ne yabuma Sénégal dëgg la li ñuy bañ moo li ñu dañuy jël am réew ay indication duñ ko bëgg a am ci yenn nit ñi il faut que nga nekk ci benn xam nga secteur bi ma lay wax rek il faut être de tous les partis politiques il faut être politicien pour ñu di la déglu boo doon politicien boo doon rey sa bopp ci association yi tamit am les meilleures informations duñ la déglu mais Libye am nañ ambassade fii am nañ ambassade fii ñoom kon ñun war nañu am foofu sax consul merci beaucoup am nañ ambassade fii nii Libye ambassade du Libye mi ngi fii nii Sénégal King Fahd fii la nekk King Fahd Place seen doom yi ñëw fii di lijjanti seen merci xam nga loolu noonu tey jii nii moo nekk loo xamante ne bi vraiment ñun loolu rek mooy suñu problème tey jii nii nañ ñu yónnee li nga xamante ne bi bon mooy équipe bu ñu defaral ay passeport parce que comme ni ma ko waxee depuis 2014 la ambassade bi jógee Libye amuñu kenn koo xamante ni ci la ñu lépp bépp activité bu ñuy def association moom moo koy def bu fa nit deewee ñun ñooy lijjanti yi débloqué ko suñuy moyen fexe ba denc ko yaa ngi dégg bu fa nit amee problème association bi mu mooy jóg duggante autorité libyen yi def lu ba dem na ba benn instant tey jii ñun suñ président association sax am na libyen yu bëri dañoo jàpp ne mooy suñu ambassadeur même ay match de gala yi ñuy organiser nii sax bu ñu ñëwee tak dañ naan gis nga da ngay gis naar yi dañ koy xaalal quoi ne moom mooy kii bi quoi moom mooy Safara Sénégal xam nga Safara mooy ambassade quoi moom mooy ambassadeur u Sénégal xam nga bu ko defee duñ bëgg sax benn boy bu ko jegee affaire yooyu noonu quoi ñun buñ toogee duñu bëgg sax benn boy bu ñu jegee naar yi gis nga dañuy xalal parce que dafa am foo xam ne tey jii nii fa la Libyens yi teg Sénégal dañu bëgg Sénégal dañu bëgg sénégalais moo tax ba vraiment maa ngi lancé appel ci gouvernement Sénégal le plus rapidement possible lii moom comme li arabe yi naan daroori lu jàmp la parce que imaginez tey jii nii depuis 2014 nit xale bu fa juddu tey war nga dugg école comprendre nga amoo papier pour dugg école te pourtant comme li ñuy wax suñu président tey docteur la fa jabaram maa ngi koy saluer au passage moom enseignante la fa kon xam nga li bi am na lépp macha allah te tey koo ko waxoon Sénégal du ko gëm konoon am na ay docteur Sénégal am na ay enseignante wala ay enseignants yoo xamante ne bii ñu ngi Sénégal docteur Demba Kandé ñuy suñu président docteur Demba Kandé waaw di nuyu soxnaam madame Kandé comprendre nga même am na ay étudiants arabes yoo xamante ne bi pas mal d'étudiants arabes ñu ngi fële ñu ngi Libye ak yoo xamante ne bi tey ñun suñu genre yi bu ñu ñëwul toog
wax ko Sénégal duñ ko xamee noonu Dëgg la. kon gouvernement Sénégal li may ñaan mooy peut-être morceau bi ñu teg ci seen kanam nañ ko muri xam ne Libye ñun ña fay dund dafa am loo xamante ne bii dañ ko soxla te dañoo war a participer ci réew mi comme ñëpp surtout élection yaa ngi ñëw tey jii nii ñëpp dañoo war a voter parce que vote droit civique la oui. mais bu ñu amul consul amuñu ambassade amuñu dara fan la ñuy voter La diaspora a ses députés. merci voilà aywa jeex na. kon ñu ngi 15e lancé région. appel bu baax a baax a baax son excellence monsieur le président ak Directeur des madame Sénégalais de Aïssata Tall l'extérieur. merci beaucoup waaw surtout Muy nga xam ne Muy Sarr. moom nga xam ne mbokkam yi sax daanaka ñoo ëpp li bi ñu ngi may seetaan sama gàmmu yooyu noonu quoi vraiment mu nekk loo xamante ne bi wax dëgg yàlla cri du cœur la mën naa ne tey jii nii man dama ñëw pour renouveler sama passeport en même temps dama ñëw pour ñu yónni ma ci sa biir question sànq ne nga maanaam ndax dama ñëw pour toog wala dama ñëw pour dellu dama ñëw pour 2 mois de vacances mais ci biir loolu noonu damaa dox si wàlle mission mission bi mooy lan tey jii nii xamal gouvernement Sénégal ñun ñi nga xamante ne bi ñoo toog li bi damay préciser bu baax parce que du ma nit ñi dañ fay jaar welwel di dem ñooñu taxu ñoo jóg waaw mooy ñaar moo merci am. beaucoup ñun ñi nga xamante ne bi ñoo fa nekk ñun association bi di recruter maanaam nit ña fa nekk te ci suñu biir recrutement Foofu la ñu association xoole. nekkul ne dañuy ñëw nii rek nit bëgg a bokk ci association bi ñu Rek boole bokk. la ci de parce que mën nga doon Guinéen bëgg Dafa am ay bëgg critères. exemple Am ay tey jii nii critères, suñu waaw. carte association comme nii nga bëgg parce que association bi nii c'est reconnu par l'état libyen des fois sax naari bu ñu la arrêté nii boo leen Boo ko wanee carte wanee ñu association bàyyi dañ lay bàyyi nga am na jàll. protection. yaa ngi dégg ñu ci bëri tey jii nii mën nga nekk malien wala nga nekk Mooy li ma la wax, guinéen association yi comprendre nga registré bu baax Di bëgg carte làqatu bi rek ci tax nga ne Sénégal. loolu la déedéet ñun ñi nga xamante ne bii benn instant ni délégué de quartier yi ñi recensé da nga leen di Ils sont bien merci beaucoup organisés. ñi recensé c'est ça Sincèrement am li na mu ñu doon bëri wax c'est am na ñu bëri une duggaale vérité. ñu ñëpp ñëpp li ngay wax parce que nii am na ñu bëri peut-être ñi nga xamante ne bii dañoo jaar ci yoonu suuf bi ñuy dem seen passeport yeeg seen carte d'identité yëpp dañ ko sànni ci yoon duñ ko yor même Tenerife même comprendre nga chose bu baax a baax duñ ko yore. bu boobaa buñ lay recensé soit da ngay wane sa carte d'identité wala nga wane sa passeport wala boo ko amul tey jii nii da ngay woote sa famille fii nii ñu envoyé la sa extrait de naissance waaw mu leer na leen ñun sénégalais nga wala am na ñoo xamante ne bi aussi tamit dañoo déposé woon récépissé bàyyi fii nii récépissé bi da ngay gis sa mag wala sa yaay wala sa rakk da la koy envoyé WhatsApp identification bu ko defee merci beaucoup identifié la te duñ ci yem da ngay joxe sa turu yaay wala sa turu papa boo amee jabar fii ak yëpp seen ay numéro téléphone moo gën a wóor waaw en cas ñun suñu Non, toogee benn yéen a ngi- moment gisuñu la ñun association bi bu ñu toogee benn moment boo xamante ne bi Liggéey bu am tey solo jii ngeen def. gisuñu la mën nañ la woo téléphone sa numéro li bi woo sa famille bu ñu la jotut dinañ woo sa famille soit boo traversé dem Italie ñun dinañ xam en même temps boo desee ci ndox mi dinañ xam voilà loolu am na solo comprendre nga loolu am na solo C'est important. kon daal appel bi may lancé appel bi leer na ko message jaarale bi ci jàll na. groupe Futurs Médias si seen su président Youssou Ndour waaw comprendre nga ñoo la may temps d'antenne Merci bii nga wax sa beaucoup. message bi mu jàll ndax looloo fi tax moo fi bàyyi émission léegi bi. nag léegi noo ko looy ko loolu man yónneet bu ma ko yónnee la ci monsieur le président de la République waaw na ko doy itte daal dëgg la def na ko yitte. li mu wax am na solo am waaw na solo vraiment parce seen liggéey bi que waaw ils sont bien organisés. Ouais. te dina dindi. image bi nit ñu bëri. pas ñëpp tout le monde. Ouais. ni ñu doon stigmatiser boo waxee li bi ñu ne. mu am image yi nga xam ne dañuy jaar rek pour jàll. pour dem fa nekk ci ay coono mu am insécurité. foo gis rek. bul jël dara di ko affilier benn dëkk. Ouais. am na lii comme am na lële muy comme ci réew yëpp. ci xam nga àdduna bi dogguma la et c'est sax pardon important. dogguma la sax mais gis nga des fois dama daan toog def sama statut di dawal di def statut di envoyé même bi may ñëw bi biir avion bi avion bi di décoller bi muy atterrir lépp dama ko doon sinap di envoyé pour won nit ñi ne leen maanaam fi ñu teg li bi du foofu quoi comprendre nga désert bi la ñuy des fois dama doon nekk li bi di dawal nii sax di dawal ci autoroute bi wala dara di sinap di envoyé gars yi pour won la leen image bi ñu jox li bi waaw ah loolu la de dañuy wax ne dañ leen Même di que mais nag télé- am na fa quand même mooy ñiy jaar. mooy li ma la wax xam nga dafa am ñaari li bi waaw. ñooñu dugagul ci système bi xam Voilà, nga su ñi fekkee ne dugg nag ko- yow da ngaa jóg ñi pour ñëw ci seen traverser xel toogul peut-être yoon yeen lay jaarale waaw. ah parce que mafia am comme na yow fa ba ñoom ñoo tey fay nekk. xale yoo xam ne dañ faa des man souvent dañ may expliquer désert yenn bi. yi ci désert bi di dund condition yu métti quand même ba pare souvent da ngay gis sax yenn yi la am ca dëkk ba ñu ni naar yi ñoo dafa leen am. koy def. ñu téye leen di laaj seen mbokk yi xaalis ak yu demee noonu yooyu yëpp dafay am bëri na fa waaw torop mais nag comme li ma la wax mooy ñi te ñëw te yoon- toog bëgg ñoo toog rek. merci beaucoup te yoon ba ñuy jaarale te dama koy wax dama koy waxaat fii Aha, ñëpp di ko bokkul. dégg dama koy waxaat gis nga tey lu ci bëri tamit africains yi ñoo làqatu ci seen ginnaaw waaw. mafia boo gis sa moroomu africain moo làqatu ci ginnaaw foofu dagguma la. régularisation en Italie. sénégalais boo gis ñu arnaqué ko. un sénégalais moo ngi ci ginnaaw. jeex na parce que tey jii est-ce que Sister Kebs naar dégg na olof
déggul olof déggul français kon léegi bu ñu jàppee sa mbokk fii nii kan moo lay woo waaw te yow yaa ngi doog a ñëw déggoon naa merci beaucoup loolu rek parenthèse la boo xamante ne bi jërul détaillé dinañ comprendre fan laa bëgg a waxee Kebs ma dugg ci lu mu wax léegi rek moom ñi mu organisé woon noonu je pense que bu Sénégalais yi nekkee bitim réew yëpp organisé woon noonu dina am solo trop parce que man dama am lu mooy jooy loo xam ne depuis 3 ans ñoo ngi koy jooy sama benn frère la boo xam ni ñoo sama ami d'enfant la waa groupe Rêve regroupement des espoirs de la vie dañoo am suñu frère boo xam ne Abdou Thiam la tudd depuis presque 3 ans ngi nii xamuñu ci lu mu nekk sama frère koo xam ni maa ngi moom dafa mel ñoo bokk ndey ak baay ñun xamuñu Libye la jaar ou Maroc ou Mauritanie mais da doon dem visiter di dem di liggéey di ñëwaat mais depuis presque 3 ans ngi nii ñëwaatul xamuñu fan la nekk kooku dëkk ba mu demoon bu fekkoon ni dafa fekk association bi mel ni ñu registré ko buñ ko gisul dinañ woo ay mbokkam mais ba léegi ñun xamuñu ci moom dara soxnaam mi ngi fi ak ay doomam xamuñu ci moom dara donc vraiment Sénégalais yi nañ jël exemple te nag foofu noonu gis nga parents yi tamit dañ ci joué benn part de responsabilité boo xamante ne bu doy waar la ñun tout récemment rek yàggul dara te ki may wax ñibbisi na comme li ñuy wax émission lañ nekk du ma tudd tur yàlla dafa dogal da doon dem ci gaal yi biñ leen jàppee mu nekk prison am problème mu bopp man ñu wax ma ko ma déplacé wu en tant que secrétaire général dem foofu mais bi ma woowee seen ay mbokk dama wax ak ñoom ba pare dañ maa bloqué c'est dur wallahi azim si dañ maa bloqué jàpp ne peut-être man dama leen di arnaqué baa da nga bëgg kooku ñibbi si waat affaire bi metti ma lool dafa ma metti trop parce que benn frère am bu nekk Brésil moom laa njëkk a waxal comprendre nga bu baax gëmuma ñu jox ma numéro jabaram ma woo ko di wax ak moom dama pare rek couper téléphone bi ñu bloqué ma ci WhatsApp bi non mu am lu ma metti mais nag gis nga booy def te yàlla tax li yàlla di dogal booy boobu noonu bi yàlla dogalee mu wér ci man la mujjee comprendre nga ma ko doon tegal A ba Z mu am lu ko metti boole jigéen ñi comme ni ma lay bay kii ak ñoom te gis nga yàlla sunu borom dogal na tey ji ni booy boobu noonu lijjanti nañ ko ba mu ngi ndakaaru njaay gii di ma dégg waay ñu baax la boo leen jigéen tuuti Kebs merci kon dafa am ci loo xamante ne bi tamit parents yi des fois duñu déglu te comme li ngeen di wax ci arnaque yi da cee bari loolu tax bloqué la non dañ leen di comprendre parce que daf ci am ñoo xamante ne bi dañuy profité ci faiblesse su nit di ci am xaalis jiim la arnaqué wala dara yooyu noonu yëpp daf ciy am xam naa ne li ñu des waaw dafa am wax boo am solo bu may di ko féliciter di féliciter waa Libye parce que li mu doon wax nii man lii tey dama ci jàng lu bari te jàng naa ci lu bari mooy jàngal nga ci ñeneen ndax ñun am nañ ay décès mënuñoo xam seen i mbokk fu ñu féete te am nañ ñoo xam ne tey seeni famille rejeté nañ leen au Sénégal amuñu solution ci ñoom ndax mënuñoo contacter kenn ci Sénégal ba convaincre nit ki rek moo leen concerné tey je vous assure il y a des Sénégalais yoo xam ne ñoo ngi à l'étranger ils sont en difficulté à cause de leurs familles qui sont au Sénégal loolu danaa koy dénoncer Kebs ça me fait mal ça me fait mal tant de Sénégalais ñoo ngi leen di sànni ay xeer Europe ñi leen teg coono ba ñu nekkee Europe ils sont actuellement au Sénégal ñii arnaqué nañ lekk nañ seen xaalis ma profité ci l'occasion je l'ai dit à Assane Dioma Ndiaye il est l'heure à ce que l'État du Sénégal organise des procès judiciaires à distance avec la Covid-19 lépp révélé wu na mën nañu jël ab sénégalais tooñ ko fii mu dem Milan ñu tegal ko ordinateur juge toog avocat am toog Sénégal kooka toog buñ ko arnaqué ci terrain baa ñu lekk xaalisam baa ñu def ko leneen ñu mën a àtte procès boobu loolu occasion la woon pour ma dugg ci point boobu wax na lu am solo boo déggee li muy wax rek comme ni ma ko waxee léegi maîtrise na li muy wax dëgg la waxtaan bi am na solo torop xam naa ne dañuy egg nag ci def dernier tour de table bi rek su ko defee ñu war a mën a tàggatoo d'accord waaw ñun moom comme li ñu la wax rek ñoo ngi Sénégal depuis plus de 5 mois mais yàlla comme amoon nañ fi benn activité ñoo ngi ci woon di yëngutu waale tamit ci daalu ngaay yi comme ngaay lañ dëkk nag dañ koy fësal ba mu fës nag waaw daalu ngaay waa ngaay de seen savoir faire moom dafa ki mooy maire dafa jéggi dayoo ki mooy maire commune bu dëgg la bu Andaxe bu Arona dëkk bi ma dëkk waaw boobu moo fa doon représenter Sénégal chaque année dañuy woo kii yi fa nekk yëpp ñu jël fa ku nekk benn xeet
mu représenté réew. fii da nga doon def entretien. fii reportage la woon ak télévision Canaria. bi amoon benn gala bu ñu doon def Espagne. ñu ñëwoon di ma jël suñu partenariat ak waa Tenerife. waa Adaxe. waa Tenerife bi ba mu fi ñëwee mag waa commune de Adaxe la. kee ci télé bi lay liggéey kee moom moo yor tourisme kii mooy maire de Adaxe. dëkk bi nga xam ne Espagne tourisme. moom moo fay jël chaque année numéro 1. kii moom mooy maire dëkk boobu noonu ci Tenerife. ak yeneen kii mooy maire Ngaye Maguette Wade ñu koy nuyu di nuyu waa Ngaye gépp sama ami yi. ak kële mooy relation sport bi. Mohamed Thiam bu maire bi Ngaye. ñi si def samay ami lañ samay staff ndaw soxna si la ñun ñoo ko yóbboon Espagne. mu demoon visiter moom tamit ñëwaat ñaari étudiante la ñu yóbboon ñu jóge Ngaye dem. ak relation yi daal ñu ngi jàpp ñu ngi bàyyi suñu waar waaw léegi nag ministre Matar Ba Augustin Senghor ak suñu mbokk yi Moustapha Seck mon grand frère coach ñu koy féliciter moom mu yéegalaat Oslo waaw mu yéegalaat Oslo sama frère la moom tamit nañ ko honoré jour boobu sportif yi Ngaye yëpp ak autorité Ngaye yëpp ñoo ngi leen di woo le 3 samedi bii di ñëw incha allah gala sportif bi ñuy def di ci sargal waa sportif yi Ngaye yëpp ak autorité yi képp si daal vraiment yow tamit moom waa Tenerife sa dëkk la. waaw sama dëkk la moom sa dëkk la parce que ña fa leen di nuyu ñoom ñëpp. waaw waa Tenerife ñu ngi lay jaare bu baax a baax a baax. fii la ëppee kontaan jaare président daayira bi El Hadj Abdou Ndiaye. moom liggéey bu am solo bi muy def. dëgg la ndax vraiment ñii comme ñii ni ñu def noonu Libi. waa Tenerife ñu ngi ciy dox bu baax a baax a baax a baax. ba teg nañ loo xam ni am nañ fa accord boo xam ni léegi daal affaire yi yàlla bu mu am nag. mais ku fa amati kii boobu daal gars yi dinañ jéem la indi te 30 euros la par année 30 euros rek ngay joxe par année loolu yomb na yàlla. vraiment na ñi dem ñi fa nekk ci dëkk ba dem jige waa daayira yi parce que daayira yëpp ñoo booloo def loolu kon na ci gars yi dem ànd ceeg ñoom daal ci liggéey dëgg la Abdoulaye kontaanoon nañ jërëjëf ñu ñëpp xam naa waa Ngaye sax ñu ngi leen di nuyuwaale ñoom ñëpp keps dama la ci artisan Ngaye yi dañ ko indi daal yu rafet waaw mais maa ngi ko jox nag ci noowu artisan yi nekk Ngaye yëpp ci liggéeykatu daal yi vraiment le savoir faire sénégalais ñun moom dañ ciy kontaan consommer local waaw consommer local dafa am solo keps dama li may njëkk a wax mooy di la remercier di remercier groupe Futur Média ndax depuis Covid bi liggéey ngeen liggéey boo xam ne ci ñun waa diaspora en particulier ñun waa Italie gis nañ ko keneen koo xam ne moo nga fa nekk di wax ay waxam dafa fekk ni jëriñu communauté bi ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci biir communauté bi te li communauté bi dund ci lu metti ñun ak ñoom ñoo koy partagé suñuy téléphone di sonné fu ñu toll léeg-léeg ñu wéet jooy ndax nit koo xam ne lañ ko xamal metti na trop te amuñu solution lu ci bari groupe bi di ñu ko fajal ñoo ngi leen ci remercier vraiment li nga xam ne tamit maa ngi koy lancé di ko lancé sama sœur Sodawar au passage muy koo xam ne c'est la lionne de l'association des Sénégalais de Brescia et province lii waa Tenerife nekk muy loolu nga xam ne commencé nañ ko def pour le rapatriement des corps waa Brescia ak tous les Sénégalais de la diaspora maa ngi leen ci lancé un appel di ci lancé tamit l'État du Sénégal pour ñoom it ñu xool ban solution lañ ñu ci mën a apporter bu fekkee ne benn banque au Sénégal lañ war a mën a amal partenariat boobu ñëpp ubbi fa compte ku ñuy dagg 5 euros par mois ou 20 euros par mois ndax mënuñu nekk chaque fois ñuy jël ab mbuus baa dem ci restaurant teg fa naan diw moom lañ war a yóbbu téye ko ci hôpital ba ay 1 mois léeg-léeg am na ñoo xam ne léeg-léeg seen côté day dëgër bu ñu mën a tëb dem looloo tax nag may nuyuwaale fondation bi nga xamante ne moom mooy waa fondation Khadim Rassoul bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñooñu moom Canada tellement organisé ñoom Fallou ñoom Moustapha Kane Cheikh Bamba recevoir nañ ko fii Thioune mi nekk Philadelphie ñoom daal ay jàmbaar lañu ñu ngi def liggéey bu am solo. waaw bien que loolu maa ngi koy wax sa tamit mais socialu kër Cheikh Ahmadou Bamba à Brescia ku ci bokk tamit problème yooyu souvent doo ko am ndax koor yu ci baree bari duñ fa yàgg te ñibbisi wuñu ma terminer ci benn point dafa am fu mu juddoo muy Mbarassane ci région de Diourbel foofu laa juddoo yaroo kër Yelli Manel Fall bu Diourbel bokk ci doomu Elli Manel lañ ma tuddee une partie de ma vie aussi ma def ko Thiès maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen remercier di wax ne di sàkku seen ñaan tamit am na benn affaire boo xam ne tombé na fa tey ji ci guddi gi muy benn paa bu ñuy wax Serigne Ndiaye Foun dafa génn àddina maa ngi leen koy jaale
te di ñaan yàlla mu yërëm ko ci darajaay Seydina Mohamed yéen fu ma toll maa ngi leen di bégee ndax amuma ñu dul yéen te di ko renouveler di leen remercier yéen ñëpp yi ma bokkal plateau bi jërëjëf suñ mbokk libyen bi jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax Abdoulaye Bar Diouf yow saa boo ñëwee rek gën indi loo xamante ne ni lu am solo la te ñëpp a koy apprécier ngir sa xam-xam donc kontaan nañu di nuy waale waa Italie yëpp di kontaan tamit ci Thiam mi nga xam ne moom itam fii la ñuy toog à chaque fois mu ñuy lijjantil ay image ak ay reportage lu xew foofu le rek ca Tenerife mu daal di ñu koy yónnee kon mbégte la ñu amoon di ko jaajëfal moom itam bu baax ñu terminer par Mara bàyyi la nag nga daal di wax sa dernier mot ñu tëj nag daal di tàggatoo. waaw di santaat ñëpp. waaw di nuyu suñu sëriñ Jili Mbacke ñu ngi lay siyaar bu baax. waaw mu ngi xamal sànq ne ñu ngi muy suivre. te mu ngi ñuy dolli ñaan xam naa dinaa ko boole yéen sax mu gën a yokk ñaan yi incha allah Mbacke. soxla nañ ko waaw di remercier vraiment ku ci mel ni Seydina Seck. sa xarit Seydina waaw. bu Sénégal merci beaucoup di la remercier tamit yow sister Kebs parce que vraiment tamit jafewul benn yoon quoi yombal nga lépp di nuyu tamit suñu systémati di ñu koy saluer au passage moom tamit ndeysaan day sonn ci diaspora Mati 3 Pommes waaw sama sister la sama xarit la vraiment way di nuyu en plus suma famille comme ni ma koy waxee rek commencé ko ci suñu taw papa suñu xalif moom mu nga ba Italie ba ci ku mujj a juddu ci kër gi di nuyu madame au passage maa ngi lay nuyu xam naa ne yaa ngi xaar pour mu la bañee tudd leen nga indi fi problème way di nuyu àdduna bi yëpp vraiment di leen remercier di rafetlu tamit vraiment groupe Futurs Médias parce que yéen tamit fierté ngeen di def ci diaspora bi parce que ñun daanaka TFM rek la ñuy seetaan amuñu beneen télé bu ñuy seetaan fële ne Libye TFM rek la ñuy seetaan xam nga di leen ñaanal ca kaw ca kanam di remercier ñëpp vraiment di leen wax kontaan nañ bu baax a baax a baax kilifa gi la kilifa gi kër waroo faa dugg te nuyu woo dañ koy jaare bu baax dafa am benn année sama doom yi ñëw fa vacances bay ñibbi ñoo bokkoon vol biñ taxaw waxtaan mu leen di gën a encouragé di leen gën a ŋaax ma xam ne kii lépp liñ koy waxal ci baax dëgg la ci moom maa ngi nuyu sama yaay soxna Issa Gueye Ngaañ Mexe ak waa kër gi yëpp am ngeen benn fans nag sister am ngeen benn fans bu tudd Mamsu Congo kooku moom TFM da koy jaral a xeex Youssou Ndour da koy jaral a xeex billaay da lay bloqué mere la waaw depuis Congo non depuis Congo way Mamsu Congo ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Congo yëpp donc mbégte lañu amoon ngir présenté leen li nga xam ne seen émission la sénégalais yi nekk bitim réew lañ ko jagleel seen i activité ak lépp loo xam ne rek soxal na leen moom lañ leen di defal altine bu jot ñu andil leen ko lu mu guddi guddi yéen a ngi toog di ko teewlu kon yàlla na seen jàmm yàgg mbégte la ñuy am saa bu nekk ñi ngi nuyu tam également ñi nga xam ne ñoo nekk ci YouTube beeg yooyu di leen jaajëfal bu baax a baax waaye nag dañuy am benn événement bu ñuy wax rek boo xamante ne bii sunu xarit Pampa Dia moom moo ko initié mu nekk nag loo xamante ne événement bu mag la bu ñuy waajal foofu rek muy 6e annual Afrique Impact fundraiser celebration ma ngay amee ca Colorado lay doon fas yéene am nag 7 août 2021 ci Denver Colorado àndandoo ki nga xam ne moom moo di Papa Dia forum yi dina am ak itam andi nañ thème bu am solo ngir wone li nga xam ne moom moo di africain américain bi ak tamit africain yi nga xam ne ñoom ñoo jóge fii mu àndandoo fas yéene ànd professeur Seydi professeur yu mag a mag yoo xam ne dañuy jóge fii suñu xarit Fall itam également mi ngi koy wàcc donc muy nekk événement bu mag boo xam ne Denver Colorado lay xewee ci mois d'août bi à partir du 7 am na forum am na yëpp muy daje bu am solo boo xam ne ay kilifa ñoo fa fas yéene daje kon suñu xarit Papa Dia moom moo ko organisé muy événement bu mag événement wu Afrique événement wu Sénégal ba tey le 18 décembre tam 2021 suñu xarit wax naa leen ko Fall moom it mooy organisé Diaspora Award yi nga xam ne defoon na ko donc daf koy defaat bi yoon le 18 décembre lay doon mu nekk loo xamante ne nii daf ciy primé doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ci gox ya ñu nekk te nekk ci li nga xam ne moom moo di wàllu immigration suñu xarit Moussa Kouaté bi nga xam ne moom moo nekk foofu la di Marseille du ñu tàyyi tamit di ko jaajëfal saa bu nekk ci information yi nga xam ne daf ñu koy andil waaye itam jàppale gi nga xam ne da koy def ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu émission bi gis ngeen fan yee ñu génn rek taxawaay bi nga xam ne am na ko ñuy ziar bu baax ki nga xam ne moom mooy sëñ Modou Aminta Fall bi nga xam ne def nañu commémoration bu
bu am solo ci Arc de Triomphe ngir nag màggal rek li nga xam ne moom moo di génnuk àdduna ki nga xam ne moom moo di taawub maam Cheikh Ibra Fall ak taawub maam Alaaji Malick Sy bi nga xam ne dañoo daanu woon ca guerre ba ñu def ci liggéey bu am solo ci turu Baye Fall yëpp nekk événement bu mag boo xam ne def nañ ko ca Paris. Mbaye Diouf Matam loo ci wax kooku sama petit frère la. dëgg la Mbaye Diouf waaw maa ngi koy nuyu. ñu ngi lay nuyu depuis Matam Mbaye Diouf ak sama madame Diouf à Matam aussi. bàyyi leen waaw doo wax ci ki ma solo nag sama tey waaw baax na dina leer Mbaye Diouf na dagg Fallou jërëjëf. dafa am xale boo xam ni moom laa bàyyil école de football bi X Baro la tudd coach waaw X Baro ñu ngi leen di jaajëfal ci tànn ak ànd bi ngeen àndoon nag suñuy programme di leen dig daje altine bii di ñëw ci beneen numéro ci kàttanu yàlla ñu andi leen yeneen i sujet yooyu yëpp ëmb li nga xam ne moom moo di sénégalais yi nekk bitim réew di remercier bu baax équipe bi nga xam ne ñoom laa àndaloon bokk na ci Vieux Diouf nga xam ne moo réalisé émission bi donc ñu ngi koy remercier bu baax di gërëm itam également Pape Mor di gërëm Yacine ci maquillage bi di ko jaajëfal ak tamit promotion di gërëm waa décor ak Aziz Soumaré ci son bi ak Muntaga mi nga xam ne moom moo nekk foofu la ci régie bi ñoom ñëpp ñu àndandoo def liggéey bu am solo muy liggéeyu équipe di leen dig daje altine bi di ñëw di remercier bu baax Awa Ndaw borom salon Latifa ci perruque bi waaye itam Fatou Kiné Diouf borom Nashville ci combinaison bi nga xam ne moom la ma yónnee sama xarit bi nag du ma jeexal te waxuma ko muy maam soxna loo borom Atlanta sama waa ji yàlla na sa jàmm yàgg yàlla bàyyi la ak sa njaboot te may la gudd fan ak wér di leen dig daje altine bi di ñëw incha allah di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf